président démb lañ doon màggalaat wala boog di fàttaliku 23 juin 2011 fukki at gannaaw gi démb nag mu amoon ñaari ndaje yu mag ci Ndakaaru benn bi place de la nation bu M23 beneen bi sa terrain bu HLM Grand Yoff ak M2D ci ñaar yi ndax nekkoon nga ci benn. déet man demuma waaye nee nañu seen ndaw yi ku ci man rek na demuma ndax fu xëccoo am rek. man fasuma yéene di fa taxaw 23 juin kan moo ko moom citoyen yi kon nañu bàyyi citoyen yi ànd bokk màggal bés bi waaye bu fekkee ne toog nañu ba moom war a indi xëccoo politicien 23 juin man day ci li ma jàpp moom daanaka amatul des na nag ndax xam nga réew bu nekk rek dafay am jaar-jaar waaye lii ñu nar a fàttaliku ci Sénégal ci 23 juin ci li mu indi mooy politicien am na lu mu jéemoon ca booba citoyen yi dëgg la ànd nañoo force politique yi waaye citoyen yi ñoo jóg taxaw tem ne lii duñ ko nangu dem nag taxaw fi ñu war a taxawee maanaam ca Assemblée nationale ndax lan ndax député ndaw askan la député bu fekkee ne nag mi ngi taxaw di war a doxal loo xam ne doonut njëriñu askan waaye mi ngi topp rek bëgg-bëgg nguur maanaam exécutif nekk tout ci li nga xam ne li moom la ko constitution sant. d'accord kon nañu jàpp loolu. di ko fàttali bés bu ne di ko fàttali it bés bu assemblée nationale di war a am ay député yu bees. maanaam fàttaliku ne assemblée nationale ndaw askan ñoo fay toog ñoo fay taxaw waaye xëccoo bi moom daanaka amul maanaa daal. waaw jàngat bi nga def at fàttali bi nga def est-ce que du doon gën a yey par exemple boo demoon ci ñaar tribune yooyu bu M23 bi moom sax doon la foon xaar waaye bu M2D bi comme opposition bi li ci bari ñu ngi foot nga dem foofu est-ce que nekkul foofu la sa kàddu doon gën a jotee. waaw mais xëy na tey la gën a jotee sax ndax lan. ndax boo demee ci ay daje te xamuloo ñi koy organiser walla xam nga ñi koy organiser te am na loo dund ba noppi te xamuloo naka lañ la ciy xajalee il vaut mieux nga bañ a jël risque su dul rek yónni sa ay ndaw ñu mën a taxaw ñu mën a teew. waa M2D boolewu ñu la seen ndaje. kay yëgal nañ ñu ko waaye yëgal ñu ko ci xaw na tardé tuuti. ndax dafa am loo xam ne ñu ngi koy jéem a taxaw ci biir opposition te mu am solo lool muy dajale opposition ba ñu mën a taxaw jàkkaarloog majorité présidentielle ci élection locale yii di ñëw man dama jàpp ne loolu bu amulee dina metti lool ci opposition dina neex lool ci majorité présidentielle te toll nañu foo xam ne ku ci àndul rek mën nañu jàpp ne yaa ngi liggéeyal Macky Sall ak ñi mu àndal. ndax boole waaye loolu ñu ngi ci waaye itam bu fekkee ne da ngay dox loolu da ngay yaatal xam li ngay jël ci 23 juin ak xam li nga ci dul jël ndax PDS dafa bokk ak ñun léegi ci xeex lii nga xam ne am na te teguwul benn yoon ci yoon. kon boo taxawee naan damay 23 juin déjà am na loo xam ne te teguloo ko ci combat citoyen waaye indi ko ci politique yaa ngi génnee PDS. loolu di benn ñaareel bi itam dafa am loo xam ne ñun moom daal la ñuy doxal noonu la ñuy doxalee ci suñu biir parti boo ñuy boolee ci dara dang ñu ciy boole ci bi muy door waaye doo def ba noppi oote ñun loolu duñ ci am. bu ñu xoolee M2D ci contexte bi mu juddoo yéen manifesté woon ngeen seen soutien Ousmane Sonko jamono jooju. dëgg la waaye est-ce que nekkul ne da ngeen yemoon foofu rek moo tax M2D bi muy judd boolewul na est-ce que nekkul ne implication bi ñu doon xaar ci yéen gën a xuus wax ne complot la wax nangam la loolu leen gisul ci yéen moo tax boolewuñu leen ci M2D. nañu jàpp rek ne am na loo xam ne ñu ngi ko doon doxal teel nañ ko doxal door ko ci mois de novembre. lu tax mois de novembre ndax ca boobu li ñu gis daf ñu jaaxal lool yaa ngi fàttaliku ñetti weer yi jiitu woon xale yi doon dem géej
di fa des juróom téeméeri bakken des fa da ngay gis ñu dem xam ne loolu dina leen mën a dal waaye ñàkk yaakaar rek tax ñu nangu loola loolu am ñuy séentu gouvernement boo xam ne dina jóg ne mbir mi métti na appel national kaay leen ñu xalaat ci lii ndax lii métti na amul réew boo xam ne loolu mën na fa xew te doo oote lu noonu mel def deuil national oote ñu seet lan moo tax suñu ndaw yi suñu xale yi di dugg ay gaal xam ne mën nañ ca des ba ñu mët ay juróomi téeméer ca at na rek ca ñetti weer yoo wees yi jiitu woon ngay seetaan lan la ñu indi ouverture politique transhumance ca 1er novembre yaa ngi koy fàttaliku. si loolu mel ni doon président lu doy Idrissa waar Seck dem wuy loolu doy waar kon loolu moo indi woon ñu ne nañu góorgóorlu ba am tontu boo xam ne day mët tontu ci lii nga xam ne Macky Sall moom la taamu war ko def te xalaatul sax xale yi ñu daal di commencé dox loolu CRD ñun nag du ñu dox di yuuxu ak du photo sax duñ ko ci boole ñu daal di door nag di dox di seet waa opposition di waxtaan ak ñoom mbir mi xaw a yéex ndax nag loolu da nga koy nangu dañ koy daal di nangu opposition moom kenn warul jàpp ne rek dañuy ànd doon benn mbooloo boo ootee ñëpp jóg dafay am ay waxtaan yoo war a waxtaan am itam ñoo xam ne dañu jàpp ne loolu gënalu leen ñu nekk ci loolu ba mbir mi agsi li nga doon tudd sànq maanaam l'affaire Sonko fàttali nga ko ñun ñu am ci position jàpp ne complot am na ci mbir mi waaye itam complot bu amee da ngay dénoncer complot bi waaye am na loo xam ne am na ci mooy citoyen sénégalais porte na plainte ko kenn mënu ko wax doo ko porte plainte xanaa nga ne na ngeen déggoo rocci loolu waaye fii léegi rocciwu ko munoo jàpp ne justice warut a dox c'est pas possible kon loolu rek moo doon suñu réserve waaye wóor nañu ne wàll complot am na si est-ce que doon si war a déggee ne que lépp du complot waaye complot am na si mais complot am na ci ndax am na loo xam ne ñoom ñaar nangu nañ ko gise bi kon loolu am na waaye complot ñun wóor nañu ne loolu la ñu jàppagum de wóor nañu ne am na lu tax ñu jàpp ko ndax du benn yoon la fi am man mii di wax ak yow mais complot nañ ma wax ma foo boo xam ne amul yoon ca boppam. mu jénoo wax amul. foofu laa doon demee yow. voilà yow da nga dem wuyu ji yoon. booba de man ñaar dama dem wuyu ji. ba yoon setal la. dem waaw góor. waaw mais fii dafa am te jeexagul sax maa ngi ci. dafa am ku nu woon jamono jooju mu ne du wuyu ji. waaw mais loolu man nanguwuma ko man buñ la oowee da ngay dem waaye nag. même boo dee sa défense. nga assurer sa défense ak noo ko mënee waaye da ngay dem uyu ji wax li am di fàttali nag ne ndax xam nga tous les citoyens sont égaux am na lu xew diggante diw ak diw bu fekkee ne diw rocciwul plainte wala teg na plainte foog ñu dégg waaye luñ dul nangu mooy complot luñ dul nangu mooy xeex politique homme politique moo tax bu ñu toogee sax di wax ay statut du chef de l'opposition man loolu daf may reeloo li am solo mooy statut de l'opposant d'une manière générale waaye dal nañu man ñaar laa gis ñu taxaw ca salle d'audience Mamadou Lamine Diallo ak Malick Gakou xëy na am na ñoo xam ne wax nañ ci dara waaye ku nekk nañu doon seetaan waaye man du ma mel noonu man du ma defee noonu li may jàpp mooy kii nga xam ne toog na muy Macky Sall bëgg yàgg ca fa mu ne baa boog bëgg indi koo xam ne bu fa toogee moom la fay toogal ndax ñooñu rek ñaar yooyu rek lay moom xalaatul démocratie sénégalaise ak alternance boo xam ne day tegu ci yoon bu fekkee ne boole na ci ni muy xeexee génnee opposant ak ci anam yu bari d'ailleurs du benn rek du justice waaye taamu na justice mu koy manipuler loolu duñ ko nangu muy Sonko muy Abdoul Mbaye muy Karim Wade muy kon yow daal Sonko soutenir la woon jamono jooju. donc ñu soutenir ko. mais moom soutenir la woon.
non moom dégguma ko fenn gisuma ko fenn waaye teewul loolu dal ko ñu soutenir ko ca la M2D judd. boobu am na ñu ñuy dox am ñu ne non foog ñu yàkkamti ndax lii am na mais loolu du ñun ne ñu ko jàppee du loolu moo waroon a taxawal déggoo ci biir opposition. d'accord ndax lenn la ci ay lu bëri waaye donc M2D daal di taxaw waaye nag ñu ngi jéem a àndaat. dàqoo leen. waaw ñu ngi taxawal ñu ngi jéem a taxawal benn cadre unitaire d'action loolu itam ay jafe-jafe yu tuuti am ci bon ci li ma dégg ki bokk ci M2D ci li mu ñu wax mooy da ngeen xaw a yéex waaye bu ñu toogee taxaw ci cadre unitaire ne dañuy def plan d'action jiital ci plan d'action bi rassemblement pour la libération des otages politiques M2D taxaw ne oote te yëguñu rassemblement pour la libération des otages politiques day xaw a doy waar tuuti waaye ba tey buñ ci tay ndax loolooy yoon. mais divergence yi est-ce que gënul xóot loolu parce que est-ce que nekkul gis-gis ngeen bokkul si wàllum politique même patriotisme bi ni nga koy waxee bokkoo leen ni ngeen koy déggee est-ce que nekkul gis-gis yooyu ak tamit guerre de leadership boobu tamit bu ñu ko si boolee est-ce que nekkul yooyu moom moo tax opposition bi rawatina yéen waa CRD ngeen ànd ak ñeneen si opposition bi ni su mel ni waa M2 ak ñeneen loolooy tax muy gën a jafe. non loolu politique noonu la itam da ngay ànd ak ñoo xam ne da ngeen bokk gis-gis benn ci sa biir parti mën nañu jàpp ne yéen a ànd bokk gis-gis. ñaar diggante ay parti te loolu moo indi ñun ñu taxawal CRD teel ko taxawal ndax mosuñu génn ci gëm ne yoon bi mën a sonal Macky Sall yoon bi mën a tax Macky Sall génn fi mooy déggoo ak ànd. looloo tax bi ñu génnee ci élection présidentielle bi ñu teel a taxawal congrès de la renaissance démocratique Dekkil Bokk ànd ceeg nag ñoo xam ne dañu jàpp ne ñoo bokk gis-gis looloo am ci kaw lan ñaar la ñu ne ñoo mën a tax ñu ànd ñoo war a tax ñu ànd dëgg la démocratie mi ngi nermeelu ci Sénégal kon Dekkil Bokk boobu ak renaissance démocratique bi loolu la firi waaye it ñu ànd ci kaw gëm ne citoyenneté ak éthique moo mën a tax Dekkil Bokk boobu mën a ne. d'accord ñu ànd ceeg ñu mel ni Mamadou Lamine Diallo bu Tekki. Thierno Alassane Sall République des Valeurs Juge Dème professeur Ibrahima Sall LD Debout ak Alassane Kitane bu Label Sénégal waaye. ak coalition jot na. ak coalition jot na CRD dafa taxaw ba noppi di uti nag itam ñoo xam ne bokk nañu gis-gis ba tey. mais kon léegi ànd nañu ak jot na.